dernier jour de campagne avant le scrutin on est le vendredi di bés bi nga xamante ni mooy bés bu mujj ci différentes coalitions en lice en perspective des législatives yi nga xamante ni ñoo ngi ñëw sànni seen carte yu mujj tey nag am nañ mbégte bu baax a baax di dalal kenn koo xamante ni peut-être sénégalais dinañ ne gëjoon nañ ko gis ak niñ ko doon déggee ci campagne yi ñu weesu am bu baax a baax ci seen émission en ligne bi gannaaw ba ñu nuyoo auditeurs yi ak téléspectateurs yi ak internautes yi ñuy suivre ci Sénégal ak bitim réew di dalal monsieur le ministre Mame Mbaye Niang moom mooy chef de. la gën a kontaan di rafetlu bu baax invitation bi. gis naa ni que yéen a ngi def seen kéemtalaay kattan tamit pour que continue doon loo xam ni méngoo na ak liy dëgg ak li war ci askan wi. effectivement ñun ñoo la gën a kontaan ñun ñi nga xam ne on a failli même jël ay affiche def ko ci miir yi di def wantiid parce que wër nañ la fu ne gisuñ la ak yooyu noonu alors pourquoi mutisme bi nga xam ne moom moo amoon temps yëpp monsieur le ministre lan moo ko waraloon. waaw bari na luñ ma koy laaj. fan yi mais mooy comme li may wax rek politique boo ci nekkee dafa am boo dee yàlla dafa dogal ni que yow da ngay nekk ci cër bi nekkaat ci cër bi nekkaat ci cër bee ci cër buñ la ci jox rek da ngay fexe def liggéey ba cër bii ma yor nag àndul ak ba boo amee yenn responsabilité yi yaa jiitu yaay nekk ca kanam boo nekkee ca kanam nag dafa am taxawaay bu mu laaj waaw loolu dong la cër bii ma yor nag moom wax dëgg yàlla méngoowul ak jiitu bi parce que dañ ni yow yaay buntu président de la république ak force vive yëpp boo nee force vive yëpp boo féetee foofu nag am na yoo xam ni mënatoo ko def parce que ñëpp nga war a waxal kuy wax ak ñëpp nag il faut que mu am kumpa am sutura loolu dong la tout à fait alors ñuy enregistré émission bi ngay duggaat ci mbir mi ci jamono ji nga xam ne presque campagne bi jeex na ba noppi presque gars yi def nañ lu toll ci 20 jours de campagne. Absolument. Alors nga fekk fi nag élection ak campagne boo xamante ni campagne bu taratar la coalition bi nga bokk ñaare booy seetaan télé bi di seet ñi nga xam ne ñoo nekk ci est-ce que tey jii nii en tant que acteur politique de surcroît membre de Benno Bokk Yaakaar li nga gis ci terrain bi say ñooñ di ko doxal ak ñële na leen. xëy na mën nañ jàpp loolu mais politique dafa nit ñi gën a dal mais li ci ëpp ci responsable yi ci investi yi ci wax ak askan bi la ñuy def boo seetloo li ñuy def ay mbumbaay ak yooyu bariwul donte nag am na tête de liste bi mi ngi wër fépp fu mu dem nag kooku di nga jéem a wane sa kàttan xumbal wane ni que wax dëgg yàlla ñu am majorité ñëpp a ngi koy def mais jàpp naa ne li ci ëpp solo mooy mu am ci jàmm benn donte am na mais mu am ci jàmm ñu xëccoo ci dëgg xëccoo mu nag. ngeen di defee nee nañ moom sax ci benn façon de flou boo xam ne moom lay def di dem di inaugurer ay chantiers yoo xam ne en pleine campagne. C'est pour won population bi que ni lii lañ fi réaliser alors que nous ne sommes pas en pleine élection présidentielle. déedéet mooy suñu candidat ci présidentielle yi defar na programme boo xam ni ñun ñi ànd ak moom d'accord nañ ci te jàpp nañ ni moo gën ci Sénégalais yi mu mën ko def waaw mais. moom buñ jëlul nii Sénégalais yi pour eggale ci ñaari at yi nii li muy def mais ci lan la ñuy wax. ñi ngi soog a yor responsabilité. yor nañ ay mairie wala ñuy wut waaw wala ñuy ut. mënuñu yem discours. ñun dañ ñoo dénk buñ la dénkee ñi ngi xaar liñ la dénk nga wax ci ñun ñi ànd dañoo am kilifa am xalaat am projet am ay gis-gis am ay mbébét. ba ñu dénkeeg léegi am na luñ ci def am na luñ ci deful bu ñuy campagne kay ci loolu la ñuy dem mais mënuñu sukkandiku ci leneen. mënoo sukkandiku ci leneen ci li ngay sukkandiku mooy ci biñ leen dénkee yéen groupe parce que groupe la c'est un ensemble avec un chef un projet des responsables des militants ñun ñëpp ñoo bokk xalaat ñoo bokk ànd ci loolu fi ñu. bëgg a jëme réew mi ni Sénégal fii lañ ko fekk fee lañ ko bëgg a yóbbu ndax am na wala amul mais loolu la ñuy campagne. effectivement effectivement alors ce n'est que peine perdue presque moom la opposition wax
buñ xoolee ñoom nee nañ seen campagne yi ngeen koy doublé ce n'est que peine perdue parce que buñ dégloo Barthélémy Dias nee na Ndakaaru lemu na ba pare parce que waa Dakar ñoo am problème ak Macky Sall. foofu xalaatuñ sax nee na dès 18h dina génn jubilé parce que il est sûr et certain de sa victoire. buñ dégloo ku mel ni Sonko. nee na amul fenn foo xamante ni ci législative yi di ngeen fa noyyi parce que fépp lañ leen di duma yu mat sëkk ce n'est que peine perdue. yow mi nga xam ne observateur nga également. nan nga xalaatee ak analyse bi nga xam ne moom ngay def ci sortie yooyu. mais ñoom li ñuy wax ñoom lay njëkk a lor. sérieusement parce que boo jëlaatee campagne locale yi man yaay naa leen bi ñuy ut dama leen ni ñii li ñuy wax du dëgg amuñu programme amuñu luñ def dañuy ut ay mairie di ut ay commune pour sumb xeex. ak majorité bi naan ay 4e mandat 20e mandat réew mi ci kàttanu yàlla ci kóolute giñ am président de la république mi ngi fi ba 2024 ñii utuñu pour liggéey firnde bi mooy ñoom ñëpp ñi nga lim ñëpp te nañ ay mairie ñaari tur yi nga wax ñëpp ñooñu ku ci nekk maire de ville nga bañ la falee ak léegi lan nga def waxoo woon ni ko da ngay taxawu askan bi ki ci njëkk da nga ni ko da nga maire ville de Dakar juróom-ñaari weer lan la fi def kan moo mën a wax ni que def na fi lii à part jël ñaari nit yoo xam ni ci ay situation yu garaaw lañ nekk naan da nga leen di recruter bon dem fa fekk projet boo xam ni madame le maire Soham Wardini moo def étude bi moo ko trouvé financement yi moo ko réalisé nga ñëw photo ci di snap naan non li maa ko def loolu dafa mën a nekk. état continuité la. waaw non état continuité non mais état continuité la. non moi je n'en doute pas. mais il faut da ngay am honnêteté. effectivement aussi. ni lii. xam paternité bi kan ak yooyu. diw moo ko def. ku ñëw da ngay eggale. mais loo deful après bëgg ko bàqoo keneen ki ci des ba muy campagne Ziguinchor la leen wax déedéet man kay xam ngeen ni damay soppi dund bi Ablaye Balde defu fi dara respecté wu leen man bu ma ñëwee suñu monnaie sax la ñuy am li may wax ni moo ko wax. monnaie locale. boobaak léegi ci la nekk talu leen sax. il est en campagne aussi. mais campagne bi kañ la commencé ci diggante bi fan la nekkoon kan moomu mën a wax. seen xawma el phénomène ngeen ko tudde xawma lan la fi def ci diggante boobu lu dul jéem a régler ay problème personnel dàq ay nit ci mairie bi arrêté ay projet yoo xam ni état bi moo ko jëmale ci Casamance c'est que loolu mooy danger bi dam leen ngeen laajte yéen ñuy xool programme PACASEN réalisation yi mu doon def Casamance moom nee na non moom il n'en a pas besoin yéenewu ko waa Casamance moom wax na waa ña fa dëkk ñu dajalee xaw ma 50 000 200 000 ay waxi kese c'est que nañ arrêté naxaate bi lan moom moo waxoon ni que day changé Ziguinchor da leen di indil monnaie locale day soppi seen dund juróomi bu wet jënd ko fa lu ndaw akus néew la étudiants yi amoon dagg na ko lan la def. mais est-ce que temps bii nii mu am baromètre la pour mesurer un peu li nga xam ne moom la jotagum. déedéet nee nañ la cin bu naree neex. programme boo koy def man defar naa programme. programme boo koy def da nga naan bu ma jëlee mairie bi 60 jours ñun programme bi ñu defaroon par 30 jours la woon ak ay objectifs da nga naan 30 jours lii dina am. oui échéance. 30 jours lii dina am. 60 jours. lii dina am. 90 jours lii dina am ñun ci liñ defoon bu ñu eggoon 3 mois financement ndaw yi ak femmes yi mairie bi war a joxe pour ville de Dakar da doon commencé mais donc loo gis am na tàmbale lan lañ tàmbale da nga gis commission Ziguinchor la mënul nekk maire fan nga gis mairie bu naan buy créer ay monnaie locale. nañu ñi delloo si seen xel. réew mi ay économistes ñu ngi fi tontu wuñ ko. ñi muy àndal ay étudiants lañ tontu wuñ ko. donc munoo nekk ci démagogie nekk ci populisme après nekk fii di sonal nit ñi. effectivement nit ki boo dee wax da ngay wax li mën a nekk. am na benn dëkk bu ma dégg
dafa taxaw mu ni ñii ay cuune lañ Macky Sall cuune la ak ñi mu àndal dund gi metti na bu leen bëggoon a dimbali ceeb bi lay wàññi man bu ma ñëwee damay wàññi taxes yi nekk ci ceeb bi. waaw taxes yi nee nañ moo tax dund gi seer. waaw lu ci mel ni ceeb beeg yooyu. waaw xam nga kuy def programme da ngay saytu. xool fii Sénégal liñ fiy gën a dunde ceeb la. waaw mais ceeb amul taxe ceeb bi ñuy dunde ceeb bi li ëpp ci sénégalais yi di lekk 85% des sénégalais amul taxe amul droit de douane amul plus-value. ban ceeb local bi wala. mais même bi ñuy importer amul taxe c'est-à-dire kuy wax na wax lu mu xam moom li muy wax xamu ci dara day toog rek di wax pour ñu ci kanamam di dégg di kontaan yow nga ni da ngaa bëgg jiite réew da ngay ut majorité nga ni da ngay wàññi dund gi li ci gën a metti xam nga ni ceeb bi la xamoo ni Sénégal ceeb bi fiy dugg ñaari façon la. am na riz brisé xaw ma riz long xaw ma riz lan. moom li ëpp ci sénégalais yi ceeb boobu la ñuy lekk 85% au sénégalais yi ceeb boobu la ñuy jënd ceeb boobu nee naa la amul droit de douane amul taxe amul plus-value amul TVA commerçant bi day jënd ñëw déclarer génne fay transport am ministre du commerce fixé ni ko mënoo ci am bénéfice bu ëpp lii donc mënoo jaayee lu ëpp lii beneen ceeb bi am taxe am droit de douane am surtaxe mooy ceeb bi nga xam ne xëy na ay ñoom Serigne Diagne moom la ñuy jënd. mooy ceeb bi jar ay kilos mooy ceeb bi jar ay 1700 kilos ay 1900 mooy riz basmatique ay riz long oncle Ben. mais loolu état bi du ko subventionné da koy taxé parce que ñi seen loxo jot seen ginnaaw ñooy dem di ko jënd. mais ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ceeb bi ñu jënd amul taxe. waaw léegi yow nga tëgg programme ci loo xam ni yow sa bopp xam nga ni amul kooku bu naxaatewul kan mooy naxaate nit ñi xam ko moom nee na inspecteur des impôts la. nee na am na groupe xaw ma intellectuel am na groupe économiste mais li ngay wax ñi nga àndal sax au moins nga laaj leen commerçant yi muy àndal nañ ko nañ au moins nga laaj leen mais loolu day firnde ni que waa ji li muy wax dara xamu ko ci dara amul dara lu mës a wax lu doon dëgg. mais monsieur le ministre quoi qu'il en soit lu ñu mënta wax aussi Ousmane Sonko boobu parce que gis naa boobu léegi tuddoo turam na ngeen ko nangul ne tey jii nii moom mooy ki nga xamante ni tey jii moom moo leen teree nelaw. et puis c'est un opposant farouche nañ ko nangul même au plan international parce que ku ci mel ni Embalo bu ñëwee def fii Sénégal séjour rencontrer Ousmane Sonko toog échanger ak moom nañ ko nangul grandeur am ak li nga xamante ni am na ko quoi. mais c'est que loolu boo ko waxee moom ci ñi ko wër sax ànd ak moom di campagne man xam naa ci kenn koo xam ne dina ko xeeb. moom Sonko ci ñi mu àndal di campagne xam du ma tudd turam mais xam naa ni kooku bis ba loolu amee moom nelawul. ci na parce que dina gis ni que waa ji manipulateur la dina gis ni que waa ji imposteur la. c'est pas trop dire boo rencontré le président Embalo génn naan xaw ma lan kërëb nga wax ñu weddi la ka nga ko seqaloon weddi la ca yow ci ñi nga àndal am na ku ko ci gis am na ku ko ci rencontré moom mu xam kooku xam ñeneen ñi xam ci kumpa loolu mooy homme d'état photo génn commentaire amul mais boo tàmmee démagogie ak populisme li ma lay wax nii ci ñi ko wër la de ñi ko jege doon leader de parti comme moom rencontré nañ Embalo ci man lu ma xam ca génnul tiitaroo wuñ ko manipuler wuñ ci sasuñu ko. defuñ ko événement daal. mais mënta nekk événement mais yow boo demee toog photo wu woy ñaari woy le président xaw ma lan panafricanisme ban panafricanisme kan moo mës a dégg Ousmane Sonko wax la panafricanisme contenu bi mu ci am kan li muy wax kan moo mës a dégg comme neex na nga jël sa photo tapp jël photo Che Guevara tapp jël photo kii takk mais le contenu borom xel yi saytu nañ xool zéro xam-xam zéro dëggu zéro populisme naxaate
amul leneen. mais monsieur le ministre yéen dafa mel ni da ngeen am benn problème personnel yéen coalition bi ak Ousmane Sonko parce que ñaare ñu bëri ñu ma ciy defal émission dañuy bëri lu ñuy wax si moom. mais déedéet man dama wax ci moom parce que yaa ma ci laaj de. ma terminer waaw ma terminer ci moom parce que aussi même les opposants rawatina moom neen bëri ngeen koy tuumaal pour tere ko mu atteindre ay objectifs am gis nañ fi ngeen tuumaal ko ay mbiru Adji Sarr ak yeneen ak yeneen ba feuilleton bi gis nañ képp koo xamante ni mu ngi génn ci yéen danaan na dem régler problème boobu ba pare soog a ñëw jàkkaarloog Sénégal yi ne day laaj réew mi il n'est pas le seul opposant au Sénégal aussi. non c'est-à-dire man d'accord ma yow boroom xel nga ñeneen ñi ay boroom xel lañ tuuma moom. man nit mën na ko nangu sëriñ bi magum jëmm génn këram ni dafa am lu muy yëg ci yaramam. dafa am métit kuy faju hôpital ngay dem yow mii bu la dara daloon fii nii duñ jóg ni nañ seet salon de massage bi nekk ci genn wet bi suma la ñuy jubali wala ñu dem principal wala ñu woo docteur li may wax dëgg loolu du dëgg. buñ ko diggalee foofu nag yow. waaw diggalee fan. dañ ko diggal foofu ne ko na dem foofu. mais foofu faje wuñ fa foofu la fay am yéen xam ngeen ko ñun xam nañ ko ñeneen ñi xam nañ ko na leen waxante dëgg moom ci coobare boppam mu jóg yóbbu boppam dugg summeeku ba set ni tàngal leen ma ndox ñu tàngal ko ndox mu ni def leen ci jacuzzi bi ñu def ci jacuzzi bi mu ni taalal leen ma ay sondeel ñu taalal ko ay sondeel mu ni sottil leen ma ay fleur ñu sottil ko ay fleur mu dugg ca waxul na ko benn xale ñëw maase na ko ñaari xale 4 mai la wax la cay xew ca duma ci egg mu génn dem ñibbi këram mu ni dañ ko kompolo ana kompolo yéen bu seen xel nangoo loolu mooy da ngeen ñu bëgg a foyee ñun suñu xel rek mais man du ma nangu bokk ci ñuy foyee seen xel fii réew mii nii fii nii Sénégal seen mag bu bari xam-xam laa wax doon icône ci journalisme jiñ nañ ko fi viol am déet ci jigéen joo xam ni moom nee na moo jëlee boppam kër papaam moo paasal boppam taxi moo ñëw ba ci hôtel yéeg ba ci néeg bi moo summeekul boppam ku jigéen ki nee na ci coobareem loolu lépp ci coobareem la bañ demee tribunal dañ ko tëj ci viol est-ce que lu tax waxu leen ni ko loolu complot la lu tax benn sénégalais xalaatul ni ko kooku dañ ko complot ca ndaw si moom moo jógale boppam kër papam paas du jël taxi xam ki muy fekki xam fa mu koy fekki yéeg ba ca kaw toog moom nee na moo summeekul boppam ñu jiiñ ko viol mu dem ñu tëj ko amul kenn ku wax ci yéen viol la amul kenn ku wax ci yéen complot la kii jóge këram fekk jigéen ci barabu liggéeyukaayam sàkku ko mu ni moom d'accordul mais c'est ça la loi bu fekkoon ni que daf ni d'accord na mais yoonu kenn nekku ci diggante moom ak yàlla la après ñu bëgg a wax waxi complot bu ñu fooyee xelu nit ñi boobu nga wax du am na beneen vidéo buy circuler léegi nii bi ñuy toog lañ ko jot. mais boobu aussi li ci xaw a tey xel mooy en pleine campagne électorale. waaw mais déedéet mbaadu ay concurrence kii côté kii ak yooyu noonu mani li ñu gisandoo. heure bi vidéo bu génn tey xel de mani xam nga ku ñu tooñ. booy fayu wala booy wax li ñu gis. nit la ñu gis. kanam bu ñu fulutewul mu wax li mu wax. tegu leen vidéo bi ci pourtant tegu leen ko donc beneen victime ngoog te man daawaat ci géej ci koor gi ne woon naa leen kii délinquant sexuel la nee naa leen prédateur sexuel la nee naa leen pervers la c'est pas trop dire non c'est pas trop dire français parce que la conséquence de ces actes dafa yàq ay dundu ndaw yu jigéen faat lu ay indirectement ay bakkanu nit yoo xam ni dañu yaakaaroon ay yëf naan complot la parce que comme li ngeen ñu wax nii la ñu wax complot la kan la ñuy complot fii kan la ñuy complot donc loolu mooy bi njëkk beneen bi ma gën a metti mooy moralement li muy wax ak li muy def méngoowul ki ngay wax nii ci ay mouvement Ibadu Rahman la commencé woon ñun ñëpp xam nañ ne que ci mouvement yooyu la nekkoon
kenn critiqué wul mouvement yooyu ñooñu bañ demee ànd ak moom ba xam ni que lii muy wax méngoowul ak la muy def ci ngeen dégg ñu ni léegi dem na xawma Touba ba mu demee ba gis ni que Touba doxul mu ni mu dem wéeru ci ay affaire régionaliste mais nit ñi ànd ak seen xel nit koo xam ni loo wax du dëgg c'est vérifié man xam naa ci opposition bi ñoo xam ni ñoo daan toog ak moom naan ci wax sax naan non yéen xawma lan il est pertinent mais ba defar liste jotee ñoom ci seen biir mooy ay waa xoolal liste yi du nee na xawma lan gars yi yëpp président Macky Sall moo nekk seen ginnaaw à part Wallu ak kan ak Yewwi maa ngi gis ndeysaan ñoom Thierno Bocoum ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Massaly ñi ngi rey seen bopp ci moom ba xeeb ko ni du leen jiite loolu la ñu war a wax sénégalais yi c'est ça la réponse parce que ñoom ñoo daan nañ wax ni nañ fi jële waa ji mais ñoom li ñu gis ci waa ji ak doxalin bi ak la ñu gis foofu ci biir ba xeeb leen ba ni ñoom du ñu ànd waaw mais déedéet xam nga boo dee ànd di ŋàññi di wax boo gisee leneen lu dul dëgg ca nga doon wax ci mbooloo da ngay génn nga wax mbooloo ma lu jubadi li nga gis ci biir parce que day gindi askan parce que ñun ñëpp ku ci nekk ci dëgg nga bëgg a nekk du yamul foofu rek mais ki nga wax sànq maa ngi dégg ñu naan non ku leen voté ak une partie de la société civile di wax ni que référendum bii bu jàllee dañuy daganal góor jigéen ci réew mi 15 points yi dañ ko ci et puis seen wax yooyu ñuy wax dañ ko ci laxas après dañuy yàq seen doom yi dañuy jàngal seen doom yi ay xawma lan sexuel ci école yi référendum bi ba léegi am na ci benn acte bu dem dans le sens de légaliser ou d'encourager l'homosexualité amul ñu def ñu ko ci référendum bi def ñu ko ci élection présidentielle yi def ñu ko ci élection locale yi defe ne dinañ ko def mais ñoom boobu xooluñu seen bopp c'est-à-dire yow mi ñuy jiiñ ni que ñun dañuy dooleel góor jigéen ka nga jiital ña ngi koy jiiñ ay acte de contre nature baal ma ci kàddu gi mais ki ko tuumaal ki nga wax sànq ay waxi sodomie la doon wax muy ay pratiques yoo xam ne ay pratiques homosexuelles la ay acte contre nature la yow ki nga jiital loolu lañ koy jiiñ yow ki nga jiital ba mu faloo ki mu njëkk recevoir malgré da doon wax ni que nañ fi jëlee tubaab yeeg ay kërëb tubaab la maire ville la ca ville ba muy jiital la tax mu am fa doole mooy est que ci ay activisme homosexuel la nekk yow ñu ngi lay tuumaal loolu yow ko nga njëkk recevoir tubaab ak li nga wax ci tubaab yi yëpp dañuy moom suñu bopp nañ génne suñu bopp yow tubaab boobu nga njëkk recevoir tubaab boobu leader laa la wax fawuma waxantewuma c'est un leader ci loolu sañ-sañam la mais léegi yow nga nekk ci loolu après di ñu jiiñ ni que ñun dañuy dooleel góor jigéen mais ci ban Sénégal lañ nekk nañ nit ñi delloo ci seen xel ci même réseau yooyu la nekk di utiliser pour sosal parce que loolu c'est en cours ci biir campagne bi y a de cela 3 jours 4 jours mi ngi doon wax ak benn organisme pendant 45 minutes ci otoom la nekkoon di wax ak ñooñu di joxe ay vidéo ay coupure de presse pour di wax ni que non Sénégal dañuy noot waa Casamance Sénégal dañ may persécuté damay sama plainte yi ngeen rejeté am na yeneen argument ka koy jàppale ci loolu pour affaire bi dugg ci organisme kooku leader la ci ñuy prôner homosexualité donc toi tu bénéficies du réseau des gens qui cherchent à diffuser l'homosexualité et yow nga ñëw di ñu accuser est-ce que déglu ngeen wax ji. c'est paradoxal. non c'est paradoxal noonu la amee paradoxe ci lépp bi mu commencé ba léegi lépp lu mu la wax du dëgg du fii la taxaw ni nañ ma jox néewu xaw ma kan kii gaañu yàlla na ko yàlla yërëm tudd makalu moom li muy jéem a dugal fi mu nekk ci ay bopp ñu nekk bitim réew ak ay affaires yooyu mooy dañ ko drogué moo tax waa ji xaw ma di mbëkkoog di jéem a xaru na delloo si xelam. lii muy def nii yëpp. benn mbébét la ci am. xam na fi yëf yi jëm doful jën a jàpp ko. campagneul pour Yewwi gagné
yow tey jii nii liste majoritaire Yewwi bu jàllee xam nga ban député mooy dem assemblée est-ce que xam nga ko non wax ma rek yow journaliste ki jiite liste nationale yu Yewwi na lu tudd est-ce que xam nga ko bu c'est-à-dire que buñ voté liste Yewwi liste nationale bi kay dem assemblée yow xamoo ko ka ca topp xamoo ko. mooy seen suppléant yi ñoom ñooy dem. mais est-ce que xam nga ko waaw léegi nan lañ mën a waxee nit ñi ñu votel kuñ xamul noonu lañ defoon yenn sénégalais yi ci local yi moo tax ñu ci bari maa ngi dégg. ñu ci bari yéen a ngi leen di woo yéen a ngi leen di. déedéet defal ndànk ñu ci bari ci communes yi ñu ngi naan man xaw ma woon kii laa votel parce que dëgg day ñëw day imposé wu ay mbënd am na fi ay sinistre am na fi tabaski am na fi tabaski am na fi maire yi am na lu leen warloo woon ak seen population ñoom lu dul ñëw toog photo wu mbënd am ñu ñëw sol seen i tik ñëw photo wu daani woowoowee ñu ngi leen di masawu ana li ñu nekk ci maire yi aspect social bi ngay wax. waaw mais defuñu parce que mënuñu xamuñu jóguñu woon pour liggéey dañu jógoon pour ut ay jumtuwaay pour mën a def seen caravane yi. léegi nga defe ne nag xanaa nag waa Dakar mënuñu leen a nax benn yoon bëgg leen naxaat ñaari yoon ñu koy nangu nga votel koo xam ni après moom lim jàpp mooy fii d'ici 2024 moom taxaw ci mbedd mi di jéem a taal dara dootul tàkk d'abord ça je pense que ça va c'est très clair parce que il faut mu leer aussi ci bopp nit ñi moom campagneul woon moom ak ay xaritam pour kii day doon campagne pour que après mu am réseau ak machine de guerre pour que buñ ko woowee dara du xew na xale yi ubbi seen bopp ki naan la génnal ñu manifester affronter policiers yi jàmmarloo ak gendarme yi moom ci boppam bu génnee këram gendarme ni ko dellul sa kër dafa dellu pourquoi forcé wul yow yaa ngi may woo pour ñu affronter police ak gendarmerie yàq dëkk bi yow sa bopp boo génnee bu la policier waxee dellu da ngay dellu sa kër sax dem toggal ko añ mais na nit ñi delloo ci seen xel loolu nag moom dañuy jàpp ni que jeex na. alors on avance balaa ñoo jeexal émission mais monsieur le ministre ci campagne bi. ak bu ñu déggee surtout ñoom seen politique de campagne bi ñuy def ak yooyu noonu. li ñu wax ci dundu gu seer bi prix yeeg yooyu noonu est-ce que gisuloo muy impacté négativement ci scrutin bi. non loolu man jàpp naa ni bépp sénégalais nga nekk ci biir réew mi ak nga nekk ci biti réew mi. bu fekkee dëgg rek a tax ngay wax di nga constater ni que àdduna bi moo nekk ci crise ñun pétrole bi ñu am génnee guñ ko dañuy jëndi la ñuy jëndee njëg li du ñun ñoo koy fixé. ceeb bi mu wax diwlin bi mu wax loolu njëg yi moo yokk ci àdduna bi président def na kéemtulaay kàttanam pour que ñi seen loxo jotul seen gannaaw du leen dal bu baax ñi nga xam ni xaw nañ diggu doom cay liggéey ci nguur gi mu yokk seen salaire ñi nga xam ni ay retraité lañ mu am lenn lum ci teg essence boo demee tey jii France ay 2 euros et quelque lay jar c'est-à-dire prix yi moo egg foofu. fii Sénégal boo xoolee def na kéemtulaay kàttanam pour que essence bi mooy yokk mais gasoil bi ñu téye ko xam nga lu tax. parce que gasoil la transporteur yi utiliser bu yokkoo transport bi yokku. ñiy jël transport di fay di jël njëga njaay. mooy sénégalais yi mooy sénégalais yi. kiy jënd ki yor otoom yow mii yor sa oto. bu fekkee ni que da ngaa bëgg a dugg sa oto am jàmm. wax dëgg yàlla jàmm jooju da nga koy fay. yow xëy na am nga loo xam ni bu ñu yokkee essence bi di nga ko mën a jënd. mooy gasoil nag laa yor nag. malheureusement heureusement boo yoree gasoil kay heureusement ngay wax. mais donc loolu mooy xalaat bi loolu mooy xalaat bi. fexe umpul kenn ni que mburu day yokku ba mu xoolee xool. ni que situation bi du lor Sénégal rek xëy na ñun africains yi lay gën a lor. mais dafa sol mbubbu président Union africaine. dem Russie ba mu demee maa ngi dégg suñ contestataires yi di saboter naan woy dafa dem jéggaloo ay dañ koy nax ak ay affaires yi mais barki démb bateau yi commencé wul génn port Odessa. mais jar na ko jéggalu bu fekkee. pour soulager waaw mais déedéet jar na ko. mais pour wax la. niñ koy defee ñaata président ñoo fa dem.
waa ji dégluwu leen yu ñu président yoo xam ni ci wàllu réew seen réew moo ëpp koom-koom moo ëpp ngànnaay moo ëpp daraja suñu réew mu dem ci njëkk ak teraanga mu wax ak moom tey jii waxuma problème sénégalais mais problème africain la réglé xam nga dans les pays du Maghreb mais ay émeute dañ fay jóg bu mburu yokkoo effectivement waa léegi nit ki nekk ci loolu. je rappelle du printemps arabe également. mais c'est parti de ça. mais nit ki nekk ci loolu mooy panafricanisme bi ñu soxla panafricanisme mooy fexe ba ñi nga séqal jàmm ñi la njëkk a wër d'abord ngeen séq jàmm am partenariat dara lu bon du jóge ci foofu ci seen dëkk ñëw ci sa dëkk. loolu moo am ñun Guinée Bissau gis nga relation yi ñu am ak Mballo président Mballo. Gambie bi nekk suñu biir loolu tey indi na jàmm Casamance gi muy wax ni que président daf ko bañ président defu fa dara yow boo daan dem Casamance bisu lëmm ngay def am déet trajet bi du woon 13 heures gudd léegi ñaata temps la 4 heures da nga ñëw traversé dem avant boo daan dem jël bateau bi léegi junni ngay fay premier projet agropole ci planification wu industrialisation au Sénégal ak ONUDI mais commencé na travaux yi mi ngi 50-60% Casamance la. ñu ngi gis même zone centre bi aussi ça avance ça avance donc pour ne pas être nihiliste quoi comme ñun souvent journalistes yi xam nga yéen problème xam nga man c'est le train qui arrive xam nga déedéet yéen saa train bañ a ñëw heure du ngeen ci wax yéen a ngi nii ubbale dëkk bi yëpp xam parce que man ngeen ràññee nag ay nit ngeen di nangu naan ay lii complot la lii du yéen ñi ngi nii ñi ngi wax vidéo jigéen beneen bu mu toroxal deuxième victime te troisième victime dina am quatrième victime dina am cinquième victime dina am. c'est pour ça que journaliste bi am na rôle recoupement. waaw mais recoupé rôle vérification. mais avant aussi xam nga aussi bokk na. il faut gis nga tey jii nii. bu nekkoon ku nekk ci nguur gi. kenn du recoupé kenn du informé dañuy xëy ni ko tey ci télé bi après daan ni waa gis ngeen waa kër Macky Sall yaa ngoog moom def na defaat nee naa la fi ñuy mujj association féministe yeeg jigéen ñi ba boo ngeen jóg bu mu leen napp parce que mënatul def dara yëf yi moom dina tegu ci yoon. tout à fait man doxuma pour élection yii de. ba ci après yëf yi day tegu ci yoon par force parce que nag force mooy loi yëf yi moom liy yenn yi di ko xalaat sax ndax sa bopp la. tout à fait association féminine nañ jóg parce que collectif des victimes de ce prédateur là defe naa jot na ñoom ñu def ko. nan lay continuer campagne yow yaa ngi lor ay doomu jàmburu nax leen di profiter ci vulnérabilité nit ki après ñëw bëgg a joxe ay leçons de morale avec un discours populiste tegul fenn li muy def noonu. alors association féministe mooy transition bi nga def sax pour ñu dem ci dernière question bi. alors gis nañ votre tête de liste nationale le président de la République Macky Sall a porté sa confiance sur madame Aminata Touré. bi nga xamante ni vraiment suivre nañ campagne bi nga xamante ni moom la def sillonné na 46 départements yeeg régions yëpp. alors nan nga gisee campagne am nan nga gisee démarche am ak li nga xamante ni moom mooy sujet yi mu doon porté li mu doon évoqué d'une façon générale tête de liste bi nan nga ko gisee comportement am ci campagne bi. ah non il faut la féliciter parce que nag loo bañ nit bu defee lu baax da ngay wax ni que def na lu baax. en tout cas man maa ngi koy féliciter def na kéemtulaay kàttanam. elle s'est dédoublée elle am na ay efforts yu mu def pour jiite campagne bi porter ko et approprier wu ko et porter projet président de la République donc vraiment ñu ngi koy sant di ko féliciter ci effort bi mu def pour le groupe et ñi nekk ci liste bi aussi ñëpp a ngi def militants yi ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan et jàpp naa ni débat boobu ñu doon wax mais man d'accord ma sax muy débattre ak moom maa ngi dégg ñu naan non amul parcours amul xawma lan amul dara yow kii nekk fi ministre de la justice ah nekk fi FUNIAB avant ministre de la justice FUNIAB Nations Unies nekk fi ministre de la justice nekk fi premier ministre nga ni xamul dara te yow nga jël koo xam ni mësta jiite service fa mu doon liggéeyee naan mooy premier de sa promotion ca ndaare la jël. Sérieusement nga bëgg mais si il était le dernier de sa promotion. malgré oui ndaare la jël
xam nga y a une différence entre concours d'entrée bi ak résultat promotion bi ndaare la jël. c'est-à-dire il faut que ñu wax nit ñi liy dëgg. yow nan ngay comparer koo xam ne nekk na premier ministre ci réew mën a toog wax de façon transversale toog na téye dëkk bi lépp lu fi nekk moom la président di jox muy jubal di jubbanti yow nga ni kooku xamul dara amul parcours te yow ki nga jiital mësta jiite service parce que xoolal problème yow ki nga jiital mësta jiite service ndomba tànk bi mu njëkk a am mairie la am mairie pour nga toog fa jarul sax nga jàng yow nga jiital koo xam ni loolu mooy background am ndaare la jël ci promotion am dàq faa raw fam daan liggéeyee saag la daan téyel tey bu di jaay suuf si après nga bëgg ko comparer ak premier ministre. mais sauf bëgg ko comparer ak ancien ministre de la justice aussi li mu posé comme condition pour débattre ak moom c'est de l'utopie on peut dire. ban utopie lan moo ci utopie mais yow yaa ngi participer dans un jeu démocratique. organisé dans une république boo respecté wul institution yi respecté woo mandarga yi la république c'est des symboles et des institutions. nekkuñu ci charia nekkuñu ci leneen ci république lañ nekk ay symbole la ay institution la mais loolu ñi ci nekk ñëpp buñ ci d'accordul mais yow bokkoo ci réew ma leneen nga ci wàllu xam-xam bu toogoon moom dina ko rëccu parce que ku xamul ni que ceeb bi ñuy dundee fii ci Sénégal amul taxe nga bëgg a toog ak Aminata Touré bu ko defoon dootu ko defati. tout à fait alors émission bi jeex na mais du ma jeexal te daf ma benn digression bi la gars yi di jëwee. vidéo bi da nga may dig ni que bu ngeen ci jotee mais ngeen traité ko. mais déggoo li ñun dañoo am mission de recoupement. am nañ mission également de vérification. def sax lu ñuy wax à la limite xóotal ko la triangulation de l'information. ma ni quadruplel defal vérification yëpp. mais li ñu gis. ñun yenn saa ñu àtte ñu ci koo xam ni dafa toog di wax kenn du trianguler kenn du vérifier am na du ma ni yow la mais bu dee ñoom ñu bëgg a def jarta ragal. non ragalul ñun dañuy def suñu mission de traité mais en tout cas. man kooku li ma gis ñu gis ko kooku ndimbal lay laaj. parce que waa ji yàq na àddunaam. monsieur le ministre ñu jeexal. sant ñëpp digression bi ma doon wax mooy. li ñuy ruuma ndaat parfois di ko wax ci naanukaayu ataay ak yooyu noonu. est-ce que ba léegi loolu moom Mame Mbaye Niang l'intouchable moom lu ko neex wax parce que dañ ko protéger boo ko laalee Marème Faye jóg président sax jóg ça s'avère. non ay wax la rek man chaque jour man la ñuy. monsieur le gars yi nee nañ léegi nga arrêté mais amoon na ay temps ci biir coalition bi sax kenn du yëngu ko yëngu nga. li gars yi di wax dugg ci kii génn. non buñ nax suñu bopp ci loolu lañ jëm. parce que sérieusement ci loolu lañ jëm c'est-à-dire yëf yi taxaw tey liñ moom la am na ci yoo xam ni peut-être après beneen yoon dinañ ci wax. mais am na dañu toll ci jamono yi liggéey rek man bu ma gisee lu dul dëgg. dama naan du dëgg bu ma gisee lu jaarul yoon dama naan jaarul yoon est-ce que mës naa wax ñu weddi ma. ba nga nekkee journaliste ma commencé wax bari affaire comme ni nga koy waxee est-ce que mës naa wax ñu weddi ma est-ce que mës naa wax lu ma amul firnde amul dëgg fu mu ñu fekk fa la ñuy bàyyi parce que ci loolu lañ ñu yar loolu lañ xam et ci loolu lañ ànd ak président de la République. c'est pour servir la population également. gis nga man bu amee kenn kuy perte li ngay wax nii am na ñu naan li muy daj nañ ko jox lu mu yellool man mosumaa laaj damay xëy duggal ma dugg génnal ma génn du ma wax mas nga ma dégg ma xalaat. xëy na peut-être relation yi dafa basé wul ci politique uniquement aussi. waaw relation yi nag basé wul ci politique man bu doon politique. rek moo ma booleeg président wax dëgg yàlla kon ñu mën a wax yenn yi mais du politique nee naa man dama nangu kilifteefam avant yii di am ma def ko sama kilifa mu nekk sama xarit ma léegi loolu mooy muñal nag. n'est-ce pas que yow non loolu avant la woon. tout à fait. mais avec le temps. parce que tamit moom am na responsabilité aussi former ay nit pour que yu mel ni comme seen waa ji bañ a am nit da ngay am jaar-jaar. réew niñ koy téye ak niñ koy doxalee duñ ko jàng école.
processus la. expérience la ay processus la. c'est-à-dire processus la xëy rek ni buxeet jóge ci benn service boo xam ne yow jaay suuf nga fa nekk woon ni waa damay changer réew mi lu mel nii lay jur mooy da ngay am ay détraqués yuy wax am ay pervers yuy wax am ñoo xam ne li ñuy wax xamuñu ci dara et ça le pays doit l'éviter. monsieur le ministre gërëm nañ la sant nañ la en 30 secondes nga wax ñu sa 2 mots. waaw sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni que ñi ngi ñaan sénégalais yi ñu ràññee président de la république laay wax dafa am yéene bu muy doxal ci réew mi ku wax dëgg ca wax rek ca yàlla tax amul benn pàcc ci bi ñuy dundee boo xam ni amul jéego bu mu ci def pour wàññi mettit bi jamono nag metti na waaye tamit ku waxal dëgg wax yàlla wax ni que am na fenn fu mu yóbbu réew mi ca début ba gënoon na metti parce que lépp lu ñu sumb ñu ni dara du am waaye tey ñi ngi gis barki démb maa ngi dégg ñu naan mbënn mi ak liñ ci wax 700 milliards defe naa na ñu ñuy delloo si seen xel mbënd am na waaye ndox moo xam ni fam daan def fukki at ak ñaar léegi ñetti fan la fay def defe naa loolu xëy na matalewul fépp nag waaye jàpp nañ ni que buñ ko joxee majorité ci diir bu gàtt bii nii dina def ñu yokk résultat yi mu doon bànneexu sénégalais yi ñaata sénégalais ñoo dul woon naan ndox ñooy naan ndox ndox mu sell léegi ñaata sénégalais ñoo amul woon courant ñoo am courant léegi ñaata sénégalais ñoo amul woon yoon ñoo am yoon léegi ñaata sénégalais ñoo dul woon faju ñooy faju léegi nañ xool jéego yooyu ca xam ni àddina moo toll ci crise ci Covid lañ jógee dugg ci guerre Ukraine bi nga xam ni normalement suñu yoon nekku ci mais mi ngi répercuté ci économie àdduna bi te moom tamit mi ngi def kémtulaay kàttanam parce que li am fii nii jàmm la par rapport ak feneen fi am dëkk bi ñu def lépp ci jàmm ci dëgg ak njub taxaw nag bañ kuñ ko yàqal. effectivement alors gërëm nañ ko bu baax a baax monsieur le ministre Mame Mbaye Niang chef de cabinet foofee ca présidence de la république moom lañ doon dalal ci numéro bu yees bi en ligne bii nii ñu doon def tey ci dernier jour de campagne bi avant scrutin bi di ñaan yàlla defal jàmm Sénégal ba dimanche incha allahu rabbi ñu xëy dem voté ji parce que lundi aussi citoyen war nañoo xëy dem doxi seen soxla ñuy liggéey yàlla def ko ci Sénégal ñëpp dem voté si jàmm ñuy inciter également citoyens yi topp seen candidat yi neex na trop mais li gën a neex moom mooy ngeen dem ci commission yi retirer seen carte électeur parce que loolu moom mooy seen gànnaay gërëm ko sant ko gërëm également ñu ñu doon suivre à travers dakaractu.com Dakaractu TV gërëm ñu jàppoon ci coordination numéro émission bi yëpp jox leen dig daje peut-être le jour du scrutin ñu wëral leen Sénégal bi yëpp ngeen xam li xew ci fi nga xamante ni mooy bureau de vote yi d'ici là comme ni ma koy waxee l'information continue sur la référence Dakaractu merci.